di ka ñaan mu wàccee ko ba ci njabootu ahlu bayti rasul waaye itam di jël kàddu yu nuyoo ak ñaan ak cant di ko jëmale ci mboolem njaboot gi fi teew yépp te sunu mag sëriñ Sàmbalaay mu Chérif Abdoulahi jiite ñu ñun ñëpp di nuyu mboolem kilifa yi fi teew nag ñu ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la sant di la ñaanal di wax rek ne sunu jataayu tey bii jataayu jàmm ak salaam la du jataayu tontu kenn du jataayu xas kenn du jataayu tuutal kenn dafa am lu dal sunu kaw ñun ñëpp mu doon loo xamante ne lu nu war a leeral la war ko wax jamono ñu xam ne li nu bëgg a yóbbu histoire bi yeggu fa affaire pas-pas lañ ko bëgg a yóbbu du affaire pas-pas du diggante Laayeen ak Murid du diggante Tiijaan ak Laayeen du diggante benn tariqa ci Sénégal ak Laayeen diggante benn jëmm la ak jenn jëmm loolu la ñu bëgg a leeral jamono ñuy siyaara bu baax di nuyu Sëriñ Muntaxa di ko yóbbante nuyoo ci askan wi yépp waaye itam di ko ñaan histoire bi mu taxaw ci ba lépp lu ci war mu def ko ci ndax li ñu nar a wax affaire Laayeen ak Murid dafay tas jamono te loolu amu fi ku xool sunu kër gii Laayeen wax nañ lu ne dégg nañ lu ne lu waroon ñu tax ñu génn taal jamono waaye kenn déggunu kon nag bu lu mel nii amee ñu génn dafa jaadu nit ñi xam dafa jaadu itam Sénégal ak àdduna bi yépp xam li waral sunu génn bii waaye ñuy ñaan ñépp ñu am xel mu dal te xam ne li nu fi indi jàmm ak salaam kese la waaye itam ngir xamal sunu kilifa yu tedd yooyu ne leen li jamono di wax nit ñi di ko wax ne wàllu diggante Laayeen la ak Murid loolu nekkul te du musa nekk ndax sunu kër gii ni mu tëdde defe naa ne Seyna Mandione bu daan ñëw it ci xabrom bii sëñ Fallou daf ko boole woon ak ay Baay Fall yoo xam ne ñoo daan xàll la mu julli ji dem na sax ba dañu ne woon daf leen maye woon ñu nekk ci dëkk bi bu Seyna Mandione soxlaa rek ñu taxaw sunu diggante ak murid yi nekk Yoof ñun ñépp ñu ngi ci jàmm lu nu xewle dañuy dem ñoom lu nu xewle dañuy ñëw kon amuñu benn problème ak benn këru diini Issa nag sunu rakk la lii nuy wax quartier bi ñoo ko moom du mbiru diini ji mbiru quartier bi la ñu xam ne nag Issa du nu bàyyi kenn di ko tuutal du nu bàyyi kenn di ko nagamal du nu bàyyi kenn di ko doyadi bu dee mbokk la am na ko bu dee ay taalibe am na ko bu dee bakken rek la ñuy jaay pour faj ko balaa benn taalibe taxaw man may njëkk a taxaw joxe sama bopp kon dañuy wax rek ne war ma la nu am li muy xeex war na ko xeex ndax baayam daf ko xeex ba tollu fii 364 hectares ku ko yëkki jox état Sénégal tuddew ñu la fa tali du marché bu ñu la fa tudde du école bu ñu la fa tudde du dara lu ñu la fa tudde kooku soxlawul woon àdduna kon bu dee xeexal Yoof lay xeexalul Laayeen soxlaawul benn suuf ci état li Yoof soxlaa nag te bëgg ko
Ngor soxla ko te bëgg ko Wakaam soxla ko te bëgg ko ci yitte yooyu la ne kon ñu ngi wax ñépp ne leen combat boobu combat am la te dina ko continuer ba mu mat sëkk ñu bàyyi tàcc bi ci topp muy ne li ñuy wax di ko dénoncer ci Macky Sall la jëm Macky Sall la ñuy wax waxuñoo ko beneen jëwrin waxuñoo ko beneen mbindeef Macky Sall daal la ñuy wax askanu Laayeen ñi yewoo ci pénc mii mere nañ ko torop ndax Macky Sall defaluñu dara defaluñu ko du benn bourse bu mu jox xale yi ñu jàngi du liggéey yu mu leen jox du dara lu mu leen jox sunu période bii la ñu am ñu tàmbali ko mu am 5 ans ñu bàyyi ka fi muy taxawaalu ba tey ba xale yi jugee man maa njëkk a jug ne leen déedéet lu ne dégg naa ko dan ka guerre dan ka nàngam ba ma toogeek ñoom xale yi toog ma wax ak ñoom ne leen période bi kat xale yi maa leen téye wax leen lu leer bés bu nu jógaatee ci combat taxaw man maay jiitu ànd ak ñoom ci xeex boobu te nun itam ñooy jiitu ànd ak ñoom ci xeex boobu ñuy wax Macky Sall nag lan ko def ndan ñun dañu bokkatul ci dëkk bi wala ñun dañu bokkul ci ñi nga xam ne war nañoo laaj wala ñun dañu bokkul ci ñi war a wax ndax ndakaaru lu ñu fi dogal war nañ ko mën a njëkki fii waaye dañuy tëb duñu fi ñëw ba mu paase bu nu soxlaa bëgg a toogaat ci sunuy tànk loolu duñu ko nangu askan wépp taxaw na ñu bëgg nag di ko wax moom Macky Sall mu xam askanu Yoof Laayeen mere nañ ko torop te am na loo xam ne bu fa yeggee dina doon loo xam ne kenn ñaanu ko yàlla ñun nag xame nañ ñu yar ba pare duñu saaga kenn duñu xas kenn waaye li nu bëgg war na cee mën a taxaw sunu période bii la noonu bu nu defarul dara nanu ko defaral mais Macky Sall mënoo dox ci dëkk bi ne lii moo ko fi def man de gisuma ko keneen ku ko gis dam na wax defal nu dara bu fi duggee ku nekk ay sant jërëjëf lu mu ñu defal nu dara ba nu koy sant kon nag nun taxaw nanu li nu war ci sunu pénc mi dinañ ko def fi may tëje nag mooy ne mayatunu picc mu naawee Laayeen sax nit jàpp ko dindi benn dunq ci moom sàkkantumaa nag ku bokk ci kër gi ab locataire sax mayatunu kenn di ko attaqué ci dëkk bi te na wax ci dëkk bi mbon gi nekk ci ginnaaw jàmmalaay ba Cambérène na ci wax jëli ko fi fii dëkku diine la te amul fu muy yemale sunu dëkk bii ne fii lay yem Laayeen yemul fii ñu ko yemale Laayeen ba cité bële ba biir géej ba Cambérène Laayeen a ngi fi kenn duñu ko yemale dañu bëgg nag mu dégg sunuy kàddu xam ne mere nañ ko torop ñun soxlaaw ñu xaalis ci moom soxlaaw nu dara ci moom ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi nelaw doy na sëkk mais nag li nu war te muy suñu yëf war nañu kaa jox nag te lu mu mën a nekk ak lu mën a xew Macky Sall na gëstuwaat jeunes Laayeen yi waaye Macky Sall tegul jeunes Laayeen fenn te Laayeen sax laay wax tegu leen fenn tegul fenn waa Laayeen te loolu nag dafa ñaaw duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg jeex na tey jii na ci wax ci problème bi Issa mii nag ak ku dul Issa bëggatuñu sax ku yëkki kàddu yi ñaaw di ko wax ci ñoom bëggatuñu ko te dootuñu ko may kenn li fi nekk daal mooy nanu gestuwaat waxtaanaat ak njaboot bi jox nu sunuy gëdd ak sunu cër te lii na ko yeggali bu ko mënul na ko toj ton ni lépp dem tuuri
ñun mën nañ def lu raw lii mu fi def bu man na toj lépp yóbbu waaye nun dinañ taxawaay bi nga xam ne taxawaayu quartier bi la diine ji ñu leen di waxal ñu ngi leen di waxal mais ñun jeune quartier bi dinañu taxaw ni nu war a taxawee ba lépp loo xamante ne war nañu ñun dinañ ci mën a xar suñu tànk tubéy kon daal coow li lépp Macky Sall la te li ñu koy wax nag moom lañ ko yónneewu ñu Sàmba yónneewu ñu ma Demba waaye nanu bàyyiwaat xel na waxtaanaat ak njaboot gi na dégluwaat njaboot gi te na joxaat wor ma sunuy kilifa amuñu lu dul sunuy kilifa nag di ñaanaat bu baax xale yi na ñëpp ànd ak dal nanu bàyyi wax ji yëpp nanu am dal te xam ne ñu ngi ci xeex boo xamante ne bu nu waxul sax ñu ngi jëf te incha allahu ñun ñëpp dinañu àndandoowaat xeex boobu damay yemale samay kàddu fii di jox mbooleem ndaw ñëpp bu guddee bu ñu jullee gee ba pare si buntu jàkk ji ñu waxtaane nag li ci des incha allah. wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wa sayyidil axirina xaatimu nabiyina wa imaamu mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mag ñu baax ñi dañu wax ne boo ñëwee ci péncu jàmbur ñu dalal la fa tatagal la fa invité la fa ala kulli aan am na lu ko war a jiitu mooy da ngay jaar ci bunt ba te bunt ba fii ma toog di yëkkati kàddu du keneen lu dul ayadahullahu wa nasarahu wa amara bi Seydi Abdoulaye Thiaw Laye yal na yàlla guddal fanam te mu yàgg fi te wér. yàlla dafa dogal Seydina Issa invitation bi nga ma invité da nga ma invité foo xam ne du ma fi gan ndax Mame Mbaye Laye bii sama doom laa ko dénkoon muy turandoo Mbaye Diop Sali ñu ngi lëkkoon ci kër gi ci angle bi jàkkaarloo ak mausolée Seydina Limamou 2001 ba 2011 fukki at dëkk naa ko kon fii du ma fi gan loolu pour wax ne ndéem ñu ngi doxal ngor lépp luy seen mbégte suñu mbégte la war a doon waaye itam foo leen amee naqar war nañoo teew rawatina ngeen invité coow li nag li indi wax ji te mu waral sëñ Mame Mbaye Laye yëkkati ci ay kàddu d'apaisement coow li dañ ko duut baaraam mooy aéroport bi état bi bëgg a hold up tong ko séddoo ko bàyyi fi njabootu Seydina Limamou loolooy wax ji ci loolu nag am na information yu ma leen di jox ndax gëstu nañ ci ginnaaw bi nga xam ne Seydina Issa invité woon dama ca point de presse ba mu defoon fële ci hôtel ba mooy ñoom def nañu ay réunion secrète luy ndeyu secrète xanaa la nga nar a dox ak la nga nar a wax du jàmm réunion secrète boobu am nañu fa lal pexe li tubaab bi wax amalgame mooy surtout yéen taskatu xabaar yi xam ngeen li may wax am na fi ministre de l'intérieur bu siiwoon te amoon xorom daan yëkkati ay kàddu ci boobu walla ñu di ko wax Charles Pasqua nee na un état su bëggee narmeelal benn dossier bu ko bëggee étouffer technique am mooy daf koy fob dugalaat ci beneen dossier fob beneen dossier dugalaat ko ci biir fobaat beneen dugal ci biir ba dootoo mën a def xaaj ak seen ci pexe boobu la gaa yi ne amalgame bi mooy ñu ngi bëgg a dendale litige foncier aéroport bi di titre foncier 4407 di ko bëgg a dendale avec la loi 64-46 du 17 juin 1964 Senghor a ko fi indi woon ñu di ko wax la loi sur le domaine national jaxase boobu la gars yi bëgg a def te ça ne passera pas parce que bokkul domaine national ak lii xew ci aéroport bi c'est différent
domaine national pour fàttali leen li taxoon Senghor yëkkati ko c'est parce que suñu ay maam yi lébu dafa am càggante gu ñu amoon mooy suuf ya ñu denoon ci seeni baay doon na ko ci seeni maam ay propriété coutumière la yoo xam ne amul immatriculation ay ndono la Senghor dal di yëkkati kaddu ci mois de juin 1964 daal di def communiqué ne ñu ngi may bunt famille yi nga xam ne dañ doon donnante ay suuf ba mu egsi ba ci seeni génération ñu ngi leen di may bunt pour ñu régulariser lu waay indi ci këyit rek loo mën a indi baax na këyitu ndono attestation d'héritage ngeen rapproché wu des services du cadastre et des domaines ñu immaturité ko ngeen am titre foncier loolu moo taxoon a jóg la loi sur le domaine national waaye ba état bi defee boobu communiqué 1964 médias yi développé wul woon benn journal la fi amoon mooy Paris Dakar ginnaaw gi moo tudde Dakar Matin tudde tey Soleil benn rajo fi amoon di rajo Sénégal moo tax message bi jàllul am na ñu ko déggoon nag daal di daw ci service des domaines et des cadastres sans monter sart yi ñu daal di immatriculer seen terrain ñu am seen titre foncier dellu toog waaye majorité bi yëguñu ko Senghor yokkaat délai bi ba décembre 64 dëgg la nit ñi gën nañu xaabaabal ñëwaat waaye ba tey majorité bi régularisé wu ñu seen suuf waaye terewul ñoo ko moom léegi lan la état bi def état bi ne ah jeex na jox naa leen ñaari délai jeex na kon ñi immatriculé wu danaa fab l'ensemble de vos propriétés foncières coutumières ñu yàkkal ko état bi daal di ko déverser dans la propriété foncière de l'état loolu mooy loi sur le domaine national état jël ko def ko moomeel suufu jàmbur de ba pare ña ko moom ñu jox leen ay permis d'occuper sëñ Issa dafa mel ni ma jël sa suufu maam ba noppi jox la permis d'occuper nee la abal naa la ko loolu mooy loi sur le domaine national c'est la plus grande injustice foncière du Sénégal indépendant ba pare nag permis d'occuper bi c'est à titre précaire et révocable donte le sa suufu maam la man état abal naa la ko te saaw ma ko neexee jël ko loolu mooy la plus grande injustice foncière du Sénégal indépendant dëgg la nag collectivité la bu jóg na ci am na lu mu ci dox man personnellement fekk naa benn réunion le 27 novembre 2007 palais de la République président de la République Ablaye Wade moo ko présidé si la joxe ndigal pour ñu taxawal commission pour injustice boobu ñu réparer ko commission baa ngi doon liggéey ñu bari jot nañ seen titre foncier waaye ci gàttal dama doon ubbi foofu pour nit ñi xam les manœuvres qui sont en cours parce que loi sur le domaine national Senghor defar la ci jublu woon waaye dafa mujjee nekk saafara bu jur jàngoro loi sur le domaine national nag ça n'a rien à voir ak le titre foncier 4407 muy les 864 hectares bu aéroport ça n'a rien à voir xam nga lu tax ça n'a rien à voir aéroport bi c'est une réquisition pour cause d'utilité publique réquisition mooy lan affaire train express régional bi yéen a ngi dégg coow li fu raay bi war a jaar rek war a dugg ci toolu jàmbur wala këru jàmbur te loolu yoon moo may état boobu sañ-sañ mu gis boroomi kër yi boroomi tool yi ne man état dama ko soxla état am na ci droit waaye bu fekkee soxla ba nga ko soxla bu permanent la da nga koy jox ndàmpaay wala nga utal ko feneen lu toll li mu amoon kooku réquisition pour cause d'utilité publique mu nekk une réquisition permanente ce n'est pas le cas de l'aéroport parce que aéroport bi France bi ñu yilifoon moo ne ñu ngi jëm ci guerre mondiale bu 39-45 dal di ñëw fii en 1934 ne les forces alliées yi war a jàkkaarloog Hitler dañuy soxla ci benn pays côtier boo xam ne mu ngi nekk sur le littoral atlantique benn tête de pont pour def fa aérodrome militaire avion yi mën di ñëw fii di jël ravitaillement carburant
ba noppi itam léeg-léeg ñu war leen a réparer waaye ba français yi ñëwee fii daal di wax seen bëgg-bëgg ci place bii di aéroport lan la leen autorité coloniale yi tontu dañ leen ne attention suuf si dafa am borom mais comme que tubaab dafa bëgg sàmmonteeg yoon mu ne ñan ñooy borom le gouverneur Guy Camille nee ko lébu yi ñoo ko moom ci la autorité coloniale militaire bi dem toog ak magi lébu yi fi nekkoon daal di xaatim ak ñoom kayit gu ñuy wax réquisition pour cause d'utilité publique daal di ne dañu bëgg ngeen abal ñu ko parce que ci guerre la ñu jëm lébu yi abal leen ko 864 hectares 8 640 000 mètres carrés loolu du lu tuuti ñu daal di ko jariñoo ba guerre ba jeexee en 1945 ñu teg ci ñaari at 1944 le pouvoir colonial militaire ne moom sama mission jeex na daal di jël suuf si jébbal ko le pouvoir colonial civil ñooñu transformé aérodrome bi parce que aérodrome la woon avant aérodrome militaire ñu transformé ko def ko aéroport moderne avec une fonction commerciale ñooñu ñoo dem nag ba indépendance ñëw ñu jébbalaat ko ba tey boolewu ñu lébu ci waxtaan bi ñoom ñu moom suuf si ñu daal di ko jébbalaat le pouvoir administratif du Sénégal indépendant mu daal di tàbbi ci loxo état parce que yoon dafa wax ni autant may nañu état le droit mu def réquisition forcée pour cause d'utilité publique autant le même texte dafa ni bu fekkee li taxoon nga def réquisition bi c'était limité dans le temps et c'était le cas parce que guerre bi 39 la jeex 45 alors bu fekkee c'est limité dans le temps soo paree ñaar moo mën ne nga delloo boroom alalam wala nga jox ko ndàmpaay état defu ci bii defu ci bee waaye terewul ba tey suuf si ci loxo lébu yi la ne alors léegi nag ñu dem ba yàgg ñu ne dañuy moderniser aéroport bi léegi dañ koy toxal lébu yi daal di dundewaat yaakaar daal ne ah xanaa nag dinañu wax ci ñun ba tey état faalewu leen dal di toxal yemuñu ci toxal nag dañu commencé may bët les 864 hectares ma jox leen information tong-tong bi mu ngi commencé le 1er mars 2013 et je prends à témoin le premier ministre Abdou Mbaye qui était là ci la séddoo bi commencé maa ngeeg benn lettre boo xam ni parce que defe nañ ne Jamra bu ne maa ngeeg lettre rek ñu defe ne liste góor jigéen ñi maa ngeeg benn lettre boo xam ne le premier ministre Abdou Mbaye moo ko bindoon le ministre de l'intérieur de l'époque mu di Pathé Seck ne ko jot naa ay information may Abdou Mbaye ministre de l'intérieur premier ministre que 864 hectares aéroport bi te nga xam ne léegi aéroport bi day toxu am na ñu tàmbali di ci def des actions irrégulières et des occupations irrégulières mu daal di jox ndigal ministre de l'intérieur ne ko créel ma une commission nga saytul ma loolu le 1er mars 2013 Abdou Mbaye may dégg waaye dañ ci teg di ay fan yu néew rek le 10 avril 2013 ñamu sasoon loolu def rapport yónnee ko waaye rapport ba benn liste la liste tong-tong maan yi ñii prévoir nañu ay villa de luxe ñii prévoir nañu tabax fa restaurant ñii prévoir nañu ay dancing ak casino kartukaay xaalis xeetu mboy yàlla yépp mu nga ca plan ba Abdou Mbaye jot na liste boobu le 10 avril 2013 kon tong-tong bi ak tooñ bi ak jël alalu jàmbur di ko séddoo te waxoo ak moom 2013 la commencé na ngeen xam loolu pendant ce temps ñu ngi tong-tong loo xam ne tànk ko moom Wakaam Ngor Yoff pendant ce temps ana waa tànk mais y a l'avancée de la mer Wakaam Ngor Yoff dafa xat léegi appel Seydina Limamou yéen a ma ko gën a xam bu amee parking amu fi man gis naa ñoo xam ne dañuy gaare seen oto pas droit jël taxi ñëw bu nawet ñëwee inondation bi day ñëw ba rajaxe Maguilène Senghor
doomu Yoff doomu Wakaam doomu Ngor ñu ngay buuxante ci pantre yi da ngay gis pantre 4-5 xale fanaan fa xale yaa ngi buuxante ci perron yi man gis naa kër goo xam ne xale yi ca waañ ba la ñuy fanaan pendant ce temps 864 hectares yoo xam ne ñoom ñoo ko moom seen maama ko moom ñu xañ leen ko di ko séddoo entre politiciens et hommes d'affaires daf du fi jàll ça ne passera pas léegi nag am na ku ko wax léegi fay ñu naar ba xoromam état fayul naar ba xoromam su ma nee état nag yéen intellectuels yéen ma gën a xam loolu état continuité la c'est impersonnel li tax ma ne fay ñu ko xoromam dafa am teraanga ju rëy bu leen njabootu Seydina Limaamu jiwoon ñoom état fii la Senghor toog en 1970 dal di ne les logements moyen standing et grand standing mu di Sicap mu di Mermoz et cetera poste sénégalais attanu ko dama bëgg a pàkk bu yaatu def fa un projet de logement sociaux gars yi ne ko demal nga seetu Lebu yi ñoom bari nañ suuf Senghor moo sol dàllam ñaan audience Baye Seydi Thiaw Laye le 3e khalife de Seydina Limamou Baye Seydi daal di dawal yërmande ne ko comme que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation danaa la jox gratuitement 364 hectares moom la Senghor tabax unité 1 ba unité 26 bi Parcelles Assainies Baye Seydi Thiaw moo leen ko jox amuñu dara luñ ko fayee lu dul njabootam di fanaan ci ay waañ di fanaan ci ay pantre ak di fanaan ci ay perron loolu c'est de la trahison ñàkk ngor kon l'État a trahi Seydina Limamou te du leen jig bu ko defee nag léegi dañu nekk ci wutum solution la ñu ne parce que solution war naa mën a ne solution bi moo di benn rek laa ci cité te tout à l'heure boo leen amee jataay ak Macky Sall te il faut ngeen am jataay ak moom solution bi moo di dama ci cité benn exemple la caisse de dépôt et de consignation xam nga bokk na ci tong-tong bi moom état jaay na ko 50 hectares état encaissé na ci 60 milliards yaa xay état 60 milliards war na koo mën a muñ jox ko Lebu yi benn solution ngoog na état annulé contrat caisse de dépôt et de consignation 50 hectares yi mën na ko daal di ko delloo le collectif pour la défense 60 milliards la encaissé mais 50 hectares la ñuy jox caisse de dépôt et de consignation wala alors état war naa mën a muñ loolu am na yeneen poche de récupération des terres yoo xam ne pour lim ko fii dafa waaye ñun ñu ngi ak plan bi yëpp alors benn solution ngo ndax nu mu mënti demee solution bi moo gën bi gars yi doon yëkkati ci rencontre secrète bi ma lay wax mais dañuy jël 1000 hectares jox ko 1000 parcelles jox ko par collectif waaye fi nga xamee ni ñoom seen feebar mooy ñàkk di waxtaan ak ñi ñuy seqal problème mooy dañu ko wax rek collectivité séeréer bu jas dal di jóg ne du ci dal parce que du ñu nangu état am un contentieux avec la collectivité lébu amul leneen lu muy def lu ñun communauté séeréer mu di foqati suñu propriété foncière di ko jox lébu yi c'est inacceptable loolu cuune la ndax xam nga lu tax bu lébu yi toxu woon jël 1000 parcelles yi mais mari d'Italie yi dootuñu jubóog séeréer yi kon état mu ngi ñuy mettre en mal ak suñu mbokk séeréer yi loolu du solution on rejette cette solution là 10 000 mètres de parcelles sax bëgguñu li ñu bëgg mooy li suñu maam yi moom mooy le titre foncier 4407 bi nekk fii te suñu maam yi abaloon ko le pouvoir colonial sur la base d'une réquisition pour cause d'utilité publique qui était limitée dans le temps
temps ba mooy guerre ba jeex na delloo leen ñu suñu suufu maam alors kon nag maa ngi tëj nag par une proposition sëriñ bi li ma la bëgg a proposer il faut rapidement nga créer benn comité de pilotage bu yem rek une dizaine de personnes ngeen saisir officiellement le président de la République te bu leen nangu benn intermédiaire mooy yooyu daam booy ji wax layam bu leen nangu kenn ku ñëw di layam yi seen diggante ak président. Vous n'avez qu'un seul et unique interlocuteur, c'est le président Macky Sall, parce que c'est lui le principal responsable. Pour ça nag li ma leen di ñaan te defe naa Serigne Mame Mbaye junj na ko sànq mooy opinion nationale bi yëpp ils sont de tout cœur avec vous parce que ñëpp a xam nañ ne vous êtes victime d'injustice. kon li ma leen di ñaan waa Jamra di leen ko ñaan parce que Jamra waxtaan naa ci ak ñoom avant may ñëw li leen di ñaan fexe leen ba bu leen toññar bi toññar bi mooy ñu tooñ la nga def une réaction tellement disproportionnée ñu mujjee fab toor bi jox la ko te fekk yaa ne ci dëgg c'est important maa ngi sant yàlla bi nga xam ne depuis le début lépp yéen a ngi koy dox ci discipline donte le am ngeen na xëy xor mais loolu suñu borom moo ko santaane ndax moo wax yonent yàlla Moussa ne ko booba Firawna ñëpp a xam nañ ne noonu yàlla la tooñkat la jàpp askanu bani Israël yëpp def leen ay jaam de génération à génération ñuy travailler sans salaire travaux forcés ba pyramide yëpp ñoo ko tabax ba seen nattu jeexee ñu war leen a libéré suñu borom war a yónni yonent yàlla Moussa waaye lan la ko wax Seydina Moussa mu ne ko la bay mu ne ko maa ngi lay yónni ci kàccoor bu mag a mag di Firawna mu ne ko dëgg la kay mu ne waaye nag boo demee na nga wax ak moom ci teggin yéen a nekk ci dëgg mais teggin gii am fii bu leen tàggoog moom na ngeen continuer am la sympathie de toute l'opinion publique sénégalaise parce que opinion bi yëpp ànd nañu ak yéen te ñun suñu làmmiñ lañ yor tàmbali naa ko démb à 2S defe naa suivre ngeen ko 2S pour sénégalais yi xam ne dañu leen tooñ ah comme que dañu leen tooñ nag teg leen yëpp ci teggin sëñ Issa leetar ba na gaaw dana am ku ma la booleel pour mu egg direct ci président Macky Sall bañ a jaar ci borom layam direct. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que président dina xam ne vous êtes discipliné donte leen dañ leen tooñ. C'est important parce que suñu borom dana leen gën a dooleel parce que moo wax ci téereem bu tedd bi ne ku ñu tooñ nga nekk victime d'injustice même boo dul jullit yow lay àndal kon na ngeen continuer garder boobu discipline. Et je termine nag en disant bu leen nangu yéen collectif bi Yoff Wakam Ngor bu leen nangu mukk bu audience bi antoo président ne bon je vais d'abord recevoir Yoff Layène bañ leen bu ne je vais recevoir Wakam lank leen bu ne je vais recevoir Ngom lank leen ne leen da nga ñuy recevoir ñun ñëpp mbaa nga bañ ñu recevoir. wax ne maa ngi tudd Abdou Khadir Gaye du ma représentant 121 villages lébu déedéet dama fi ñëw ci tur ONG bi muy dirigé mu tudd EMAD Entente des mouvements et associations de développement di wax ne Maam Limaamu Laay ak njabootam taaru Ndakaaru la tiitaru Ndakaaru la taaru Sénégal la tiitaru Sénégal la taaru humanité bi yépp la donc patrimoine la bu képp kuy doomu aadama rawatina ngay doomu Ndakaaru di doomu lépp da nga ko war a préserver kon ku laal Maam Limaamu Laay ak njabootam laal nga Ndakaaru laal nga Sénégal laal nga àddina bi yépp ndax patrimoine dañ koy sàmm patrimoine dañ koy sagal bu loolu weesoo ñu wax ne moom suñu maam boobu dégg nañu ci waxtaankat yi ñu ne moo waxoon ne nañ daaneel tappaat yi ndax gan yaa ngi ñëw nañ daaneel tappaat yi ndax gan yaa ngi ñëw kooku dafa ubbeeku te jikko boobu mu ngi ko jëlee ci askan bu mu bokk muy askanu lépp
ñu fàttali ne Ndakaaru mooy dëkk raw le pays refuge tur boobu nga xamante ne moom la am fii ci Sénégal moo waral ci taarix fépp fu ñu mënti toll fu nit jaaxlee wala nga am tiis fu mu doon ci Sénégal wala ci Afrique da ngay daw ñëw fii ci Ndakaaru le pays refuge loolu moo tax maam borom Touba yàlla yokk leeram en 1895 bañ ko jàppee jugé ko indi ko Ndakaaru magi Ndakaaru dañu yëg ne am na kilifa guñ fi indi ñu daje mag yépp sëriñ Ndakaaru jaraaf saltige ñu ne fii de moo la dëkk raw te dëkk raw boobule dëkku teraanga la te sëriñ Touba boobu ñu dégg ne mu ngi fii ci Ndakaaru mënuñu seetaan mu dugg fi ba génn fi te duñ ko teral ñu def délégation ba ñu defee délégation ñu seeti le gouverneur Mouté waxtaan ak moom ne ko xamal ne yow tubaab bi nga jëwee Ndakaaru dañ la teral jox la gore nga dëkkee kilifa gu day ni kooku ñuy dégg muy borom Touba mënu fi ñëw ba génn te teraluñ ko ñu tànn comme représentant Ibra Binta Gueye Meng muy président des Frères di chef de canton di ndijaay ci Maam Limaamu Laay moom moo yeggali négociation bi ñu jël maam borom Touba teg ko ci loxoom mu indi ko cëddeem loolu sëñ bi ci boppam moo ko nettali mu ne tubaab ba oo ko boole ko sànneer ba bu ñu naan Ibra Binta Gueye ngir war ma mu boole ko soxnaam suñu naan di aana fay yàlla xëy ko fay kon boog teraanga boobu moom maam borom Touba daf ci kontaan ba tàggale bi ne ñu baax a ngi ay gor a ngi nii te maam Ibra Binta Gueye Meng di nijaay ci Maam Limaamu Laay dafa amoon nag lu ko yàlla dénk taarix boobu ku nekk dégg nga ko ba mu ñëwee waxtaan ak sëñ bi ba pare mu am yat ba mu yoroon yat ba fukki ponkal antanuñ ko mu teg ko ngir seetlu sëñ bi ba mu ko wanee gannaaw rek sëñ bi ne cas yat bi ak ñaari yatam ak ñaari baaraamam ne ko sëñ bi yaa ngi fii fàtte sa yat mu ne keroog la xam ne kii am na mbóot bu ko yàlla dénk moom Ibra Binta Gueye Meng mu jug dem këram ndax ñii nettali nee nañu la tax gaal ga paan ba mënuñu yóbbu sëñ Touba directement géej ñoom lébu yi ñoo ko def magi lébu yi ñoo def seen xar fu fuufa gaal ga paan mu sulli gaalaat ga ne woon ci digg ëtt ba ñu daje ñoom ñëpp daan ne kii de buñ ko bàyyi mu dem géej ba ñu xëyee ci ñi ñu nettali ñu ne sëñ bee ko oo ne ko mission laa jox gaalaat googu ngeen sulli leen ko te bàyyi ma dem liggéey li may liggéey mu tàllal ko loxo ne ko ñaanal ma Ibra Binta Gueye ñaanal ko tàllal ko loxo ne ko ñaanal ma te ñaanal Dakar donc Sénégal benn bopp la buñ ko xar ñaar moo tax ki introduire maa ngi kontaan ci introduction Sénégal tey dënn yi dafa fees dell ak xalu safara sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ne ngal la nañ fexe ba xal yooyu nekk ci dënn yi bu ko askan bi yàbbi ci réew mi ndax suñ ko ci yàbbee mu ne jéppe tàkk te waruñu seetaan Sénégal tàkk nguur gi ñu dénk réew mi nañ xam ne askan bi am nañu lu leen naqari askan bi mer nañu askan bi seen dënn fees na del ak xal te suñu ŋaañee xal bi tuuru ci dëkk bi mu tàkk tiit googu ñu tiit ba tax kilifa bi jiite réew mi di àndaax ay garde rapproché yu dul ay alkaati ba tax réew mi ku nekk wut ay garde rapproché tëj sa biir kër ba tax réew mi ku nekk xalaat ni mën nga fajal sa bopp foo mere dal ci kaw nit ñi ma ne loolu nañ ko teg ci suuf nañ fexe ba ethnie yi nekk ci réew mi juboo ga ñu juboo doon mbokk nañ ko sàmm mooy suñu doole nañ fexe ba tariixa yi nekk ci réew mi ànd gi ñuy ànd doon benn nañ ko sàmm ndax loolu mooy suñu doole ñu ngi ñaan ci barke béréb bii ñu daje jàmbalaay di suufu Maam Limaamu Laay ci barke béréb bii yal na yàlla wodd réew mi sutura yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla ubbi noppi borom réew mi ba mu dégg li askan bi di jooy yàlla na xolam tuuti oyof ba mu nang jël noppam teg ko ci askan bi te def li ñu wax ndax looloo jàmmam looloo suñu jàmm du ma guddal foofu laa yem di wax ne nag jot na ci Ndakaaru ak kilifa yi ko ŋànk te njaboot gi yaakaar leen ñu joxante loxo juboo kilifa yooyu
ñu tudd Serigne Dakar wala ñu tudd Jaraaf wala ñu tudd ndey ji réew nañ xam ne division boobu am ci biir soxlawuñ ko tey soxlawuñ ko suba ndax si jubóo gi la ñu mën a taxawul askan bi xeexal ko si jubóo gi la ñu mën a jot suuf yi nga xamante ne askan gee ko moom ñu nangu ko ba mënatuñu am fu ñu dëkk tey jii ci Dakar nga dëkk Cëddéem wala Mbot wala Ngor wala Wakaam wala Yoof mënoo fa am kër droit la ci nit ku ne dëkk ba nga dëkk nga mën fa am kër mais tey suñuy doom mënuñu fi am kër suñuy sët mënuñu fi am kër waxuma ne ñoo moom sax aéroport su leen neexee nañ ne moomuñu ko état ko moom mais même su ko état moomee askan bi soxla ko ne ko jox ñu ko dañ ko war tekki loxo askan bi loolu mooy dëgg yàlla na yàlla jëmbat dëgg suñu xol yi ba ñu xam ne askan bi sonn na te su coono boobu suñ ko saafarawul du ñu jig du jig réew yi ñu wër. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala rasulil alamin sayidina wa mawlana imam allahi almahdi almuntazar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñi man seen mbokk Seydina Issa Laye maa ngi yëkkati suma kàddu muy kàddu yu nuyoo jëme ko ci suñu kilifa suñu wéyjur di suñu baay El Hadji Seydina Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes di ko ñaanal yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla na yàlla dolli ko wér yàlla na yàlla guddal fanam di ci teg rakkam Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Mandione Laye di nuyu rakkam al imam Mouhamadul Bachir ibnu Seydina Ababacar ibnu Seydina Limaamu Laye wàccee nuyoo bi ba ci suñu waajur Mouhamadul Amin Laye di porte-parole famille bi di ziyaara suñu bàyyi ci topp ci moom di Seydi Maam Libaas Laye ibnu Seydina Ababacar Laye di nuyu suñu pap yàlla sédd ñu ko mu yar ñu def jikko mboolem jikko ju rafet ci ñun muy al imam Mouhamadul Muxtaar Laye ibnu Seydina Ababacar Laye ak rakkam Seydi Maam Alassane Laye yàlla na yàlla dolli ko wér ak njabootu Seydina Limaamu Laye gi yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu di ko teg ci suñu loxo mag ju baax ji nga xamante ne mooy doomu xalif général des Layènes di Seydi Samba Laye mu ànd ak suñu mag ji nga xamante ne suñuy waajur dañu boole seen kàddu boole seen lépp jiital ko nañu ñun ñëpp nañu topp ci gannaawam muy as Seydi Ababacar Laye ibnu Seydina Issa Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Limaamu Laye bu loolu weesoo nag ngeen may ma nuyu suñu waajur wa ca Tiwaawan di as Cheikh as Seydi Aboubacar Sy Mansour yàlla na yàlla dëgëral ko di ziyaar di teg suñu ziyaara ci moom mu
jàllale ko ci suñu waa kër maam El Hadji Malick yépp ñu ngi nuyu it suñu waajur wa ca Tiwaawan ba ca Tuuba di a Cheikh Muntaha Mbàkke di ko lewet lool di ko tedd lool di ko ñaanal yàlla yàlla yokk jàmmoo di jël nuyoo suñu waa kër maam Cheikhul Khadim yëpp di ko ko jox ngeen may ma rek ginnaaw bi ma nuyoo ñoom ñi jiite këri diine yi ba pare maa ngi nuyu imaam Mouhamed Ndoye mi nga xamante ne mooy imaamu Yoff di nuyu it muxaddami Laayeen yépp maa ngi nuyu fépp foo xamante ne imaama nga fay maa ngi lay nuyu di la ziyaar waaye it di beral nuyoo suñu mbokki journaliste yi ñu jàkkaarloo muy presse écrite di télévision ñu ngi ñaan yàlla na yàlla barkeel seen liggéey bi ñu yëkkatee lii boobu ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun di ñu jàppale di ñu topp ngir lii nga xamante ne moom la ñuy wax di ko xeex ngir muy intérêt général di mbiru askan wi ngeen bëgg mu sotti ba askan wi jariñoo ko ñu ngi ñaan yàlla na yàlla taxawu leen seen liggéey rafet na ñu ngi leen di masawu coono ci jafe-jafe yi nga xamante ne boobu ba léegi yéen a ngi koy jànkanteel di ñaan yàlla yàlla na ko saafara maa ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo waral mbir mi muy ñetti collectif yi nga xamante ne mooy collectif bu Ngor bu Yoof ak bu Wakaam yàlla dogal ñoom ñooñu nekk ci li nga xamante ne mooy combat bii nga xamante ne moom lañu sumb damay wax ne sax du combat waaye mission bii nga xamante ne moom la yàlla teg ci loxo yi ñetti collectif yi ñu di ko dox may ñaan yàlla na ko yàlla oyofal te may leen ci ndam te nasaxal képp koo xamante ne taxaw nga ngir dox ci diggante loolu nga xamante ne ñetti village yu lébu yi ñu ngi koy dox muy Ngor Yoof Wakaam ngir seen suufi maam bi nga xamante ne ñu ngi koy jël di ko caxat-caxatee di leen wax ne rek li fi jaar àdduna bi yépp teg nañ ci seen bët ñépp gis nañu ko waaye li ko waral mooy lii nga xamante ne tudd naa ko muy mbiru aéroport bi ngeen may ma rek ma leeral ndax boobu ba léegi ñu ngi noppi te dañuy wax ne bu nit ñi di wax nga noppi dafay mel ni la ñu wax ànd nga ci gis ngeen ne sortie yi ma génne yépp yéen presse bi yéen journaliste yi yéen a ngi koy gis defe naa attaqué wu ma kenn waxuma kenn lu ñaaw ndax kër gii di kër Seydina Limaamu Laay ku ñu xam-xam ne ci ay teggin rek lañu suñu kilifa yi teg ay worma rek lañuy doxe ci teddanga rek lañuy dere moo tax lu ñu ñàkk ci réew mi looloo ñu ko xañ ndax suñuy lewet suñu bëgg jàmm bu ñuy jël ab kaas sax ñu nar ñu ci indil problème ñu bàyyi kaas ba dem uti leneen xëj na nag ñi def loolu dañu doon tàntewaat ngir xool ndax dina yomb ngeen gis ne sortie yi bi ma mujjee def ci télé bu ñuy wax Walfadjri ci ngoon gi TFM jël ma ci journalu olof bi
bi ma fa jugee am benn kilifa wooma ma dem réunion ñetti collectif yi fa laa jëkke pour tàggu leen ngir ñu may ma dem daje jeek benn kilifa gu rëy ci dëkk bi. ci biir réunion boobu bi may génn lañu ñu signalé ne am na koo xamante ne day ay waa këram nee nañu dinañu la attaqué tey ci guddi yow Seydina Issa Laye dinañu attaqué lenn ci membre collectif yi ñu tudd seeni tur dinañu attaqué kër yi nga xamante ne gis nañu ne doomi membre collectif bi ñu nga ca ñu sant yàlla gërëm ko te xam ne nattu moom buy ñëw rekk nattu la ndax suñuy maam lu ñu dund ci ay nattu ñun boobu ba léegi yàlla joxaguñu ko waaw li ñuy dund nii du asakaalul sax la suñuy maam yi daal dund waaye ñu ngi ciy sant yàlla bu baax bi ma fa jógee dem tëjoo kilifa gi di wax boobu sama téléphone mu ngi silencieux appel yi bëri lool yëguma ko bi ñu génnee laa ko xool woo jëwriñ bi nga xamante ne moom laa bàyyi suma kër mu ne ma day taalibey diw ñëw nañu fi yor ay jaasi ak ay paaka di la menace ne dañu lay rey bi ñu fa jugee ñu xam ne foofu dëgër na ci la ñu dem suma benn kër mag bu ñuy wax soxna Sadio Laay bintu Baye Seydi Thiaw Laay bu Seydina Mandione bu Seydina Limaamu Laay ñu fekk fa xale ya ñu menacé leen ak seeni jaasi ak seeni paak ak ay nervi biñ fa jugee nag ñu jubal kër imam Mouhamadul Muxtaar Laay fa la ñu dem bi ñu demee kër imam Mouhamadou Muxtaar Laay ñoom it attaqué waa kër ga muy njabootu kilifa googu ma lay wax ak benn nit koo xamante ne mu ngi fii ci Yoof ñu am seeni nervi ñu ànd ak taalibe yooyu di ma wër loolu moo indi woon mbir mi bi ko saxaaba yi Seydina Limaamu Laay yi déggee gis ne loolu du woon première fois boobu rekk ndax ki def waa ji def loolu ay jamono cantal doon nañ cantal suñu waajur fii Chérif Abdoulaye ci péncam yi mu daal di defoon lu mel noonu ba waa këram yi indi fi génne fi ay jaasi génne fi ay paaka ak lu nekk loolu ñépp xam nañu ko appelu Seydina Limaamu Laay fii ci cérémonie officielle bi waa këram yi dóor nañu fii pompe à gaz moom waa jooju yéen ñépp xam ngeen ku ñuy wax Mass Mbeng ca Ngapparu ci dëju waajuram attaqué nañu ko même nit ñooñu ci ay jaasi ak i paaka ak leneen lu mel noonu damay wax ne ba ci jàngi doole yi lislaam sax boo leen fàttee indi woon nañu fa bruit bu mel noonu man maa nekk ndaw loo xamante ne man Seydina Issa Laye man la ñu mujjee attaqué waaye nag jàllul ndax li tax jàllul kër gii de am nañu respect lool am nañu worma lool am nañu teddanga lool waaye ni ko suñu mag ji waxe waaye kër la goo xamante ne duñu nangu mukk ñu di ko déstabiliser di jaar ci njabootu Seydina Limaamu Laay te déstabiliser boobu yéen ñépp xam ngeen ni mu ngi jëkke ci benn borom ndombu tànk boo xamante ne mu ngi jëflante ak le président de la république ci ministère am la convoqué jox audience ñetti collectif yi ba ñu ñëwee man nekkuma woon ca audience ba ñu waxtaan la ñuy waxtaanee ba noppi
ba ñuy paree bay ñaan mu ne leen balaa ngeen a ñaan may leen ma sànniwaat ay kàddu ñépp di ko déglu mu ne dama bëgg ngeen wax Seydina Issa Laye ak ñi mel ni moom ci kër Maam Limaamu Laay soi-disant les petits marabouts yoo xamante ne tekkiwuñu dara ci Yoff nañu téye seen gémmiñ ndax man duma seen moroom loolu nag damay wax ne aw saaga la woo xamante ne Seydina Limaamu lañu ko adressé ndax Limaamu dafa waxoon ne ginaar nen na nen ya naan ginaar nen na nen toj nen ya naan ko ñu ne ko Limaamu loo bëgg a wax foofu mu ne lépp lu ma jur rek Limaamu la kon maa ngi interpeller le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ci ay teggin ci worma ci teddang ne ko menace bii nga xamante ne moom la jëwriñam boobu def jëmale ko ci kër Seydina Limaamu Laay naka gaaw faj nu mu gën a gaawee bu jaree ay sanction la na jël ay sanction yu wóor mu tekk ci kawam wala lu ko mooy ñun njaboot kër Seydina Limaamu Laay dinañ xam ne kon naar bu ndaw bi lii mu wax ci naar bu mag bi la ko dégg bi loolu amee nag ci la taalibe Seydina Limaamu Laay yi saxaaba yi taxaw nag ne lu ëpp tuuru dinañu ko dakkal comme ni ko suma mag ju tedd ji nga xamante ne boobu ba léegi lu mus a jóg ba ci keroog bi ñuy taal Auchan yi moom mii bokkoon na ci ñi taxaw moom Seydina Ababacar Laay ibnu Seydina Issa ibnu Seydina Mandione ibnu Imaamullah ne maa ngi leen di ñaan dëkk bii di dëkkab Seydina Limaamu Laay bu fi dara tàkk bu fi dara jóg ne lépp sedd na lépp a woyof kon kër gi ngeen xam ne yàgg nañu wax yàgg nañu woote jàmm. Appréciation bi c'est une appréciation positive vu contexte bi ñu dund actuellement muy jonction bi am si ñetti dëkk yi Ngor Ouakam Yoff pour défendre suñu intérêt si piste aéroportuaire bi donc li ñu fi indi tey point de presse la bu Seydina Issa Laye doon un membre actif si ñetti collectif yi donc c'est suite à un plan d'action bu ñetti collectif yi déroulé woon donc mu commencé si le 20 mars le 20 juin waaye bi ñu defoon conférence de presse fële si Océan donc mu continuer ba dem ci plateau yi donc ci dernier événement bi mu jógee plateau TFM defe naa si la ñu envahir këram donc ñetti collectif yi déplorer vraiment cette situation moo waral ñetti collectif yi taxawoon fi tey parce que lii indi taxawaay bi tey sax dafa am un caractère particulier parce que moom dafa doon un membre si collectif ñetti dëkk yi bu paree doon setu Seydina Limaamu donc moo indi caractère particulier bi ñu indi fi tey parce que agression boobu dañu bëgg mu bañ a doon amalgame si affaire tarixa bañ a doon amalgame si affaire localité bañ a doon aussi amalgame particulier à Yoff pour ñu bañ a wax ne c'est Yoff ou bien affaire Laayeen la ou bien leneen ou bien affaire diine la donc caractère boobu moo taxoon moom ci boppam ay kilifaam Seydina Issa ak ay magam taxaw si ne dañ ko bëgg a dooleel pour que mu taxaw ak askanu Sénégal xamal leen ne lii du dara amalgame boobu la bëgg a lever donc moo war a aussi ñun ñetti collectif yi ñu war a mën a ñëw taxaw fii parce que c'est dans le cadre d'une mission la ko li dale donc suñu participation c'est une participation collective ba pare aussi doon une participation boo xam ne c'est légitime donc loolu mooy alors li ñu fi indi ñun ñetti collectif yi Ngor Ouakam ñëwuma fi en tant que membre Ngor mais dañu fi ñëw en tant que un collectif bu réunir alors ñetti villages yi loolu moo fi indi woon ñu daje fi maa ngi fi taxaw waa Ngor la Souma mu ngi ni avec ses collègues Ouakamois donc loolu mooy li ñu fi indi taxaw suñu
suñu camarade qui était porte-parole de cette soirée biñ ko agressé donc loolu alors moo ñu fi indi boobu ñu koy agressé aussi lu mu guddi guddi ñun ñëpp ñu ngi foon waaw bu ñu fàtte aussi na collectif bi déposé na une plainte waaw parce que c'est un acte boo xamante ne bi aussi lu ñu doon bokk ci collectif lu ñu doon bokk ci communauté Layène communauté Lébu xamante ne xamuñu histoire mais ñaan nañu suñu kilifa Layène yi ñu xamante ne aussi ñun collectif lañu et que dans notre mission lépp lu ñu ci dal rek dañu bëgg a poser des actes bi ñu posé du saageen histoire du leneen mais dañu bëgg a interpeller alors ñii xamante ne ñoo def jëf jooju ci sens boobu rek la ñu ko duggee moo taxoon aussi ñu ngi woo ñëpp comme ni ko suñu kilifa yi waxee appeler à la sérénité parce que aussi dafa am combat yoo xam ne boo koy def da nga war a ànd ak sérénité loolu moo taxoon ñu bëgg a ñëw fii tey li ñu fi dégg suñu kilifa yi ñu bëgg ko firndeel fii pour que ñu xam ne bu ñu delluwaatee ci foyer aussi dañu gën a mener le combat donc au sortir de ce point de presse les 3 collectifs tiennent à se réunir pour faire une évaluation car depuis le 20 bi ñu defee suñu point de presse les choses ont commencé à évoluer les choses ont commencé à se manifester à se préciser donc c'est pourquoi ñu ngi lancer appel ñetti dëkk yëpp di lancer appel collectif bi di leen xamal ne dès mercredi par exemple les 3 collectifs vont se réunir pour évaluer tout ce qui s'est passé à partir du 20 ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. fii mbégte lañ si am mbégte bu rëy parce que li am solo te mu feeñ fi tey mooy Seydina Issa Laye moom moo doon def point de presse tey li gën a am solo mu def ko muy message bi nga xamante ne ñun moom lañ retenir mooy axlu Layène la famille Layène ñu ngi soutenir mouvement collectif yi nga xamante ne mooy collectif bu Ngor bu Wakaam ak bu Yoff nee nañu famille bi yëpp jox nañ ko ndigal pour mu continuer xeex bi à l'intérieur des collectifs donc loolu satisfaction la pour ñun bu ñu amee la famille de Mame Limamou Laye mu accompagne ñu su xeex bi ñuy xeex pour affaire aéroport bi loolu dañ si am mbégte bu rëy te dañ naan sax du guleet aussi du guleet parce que waa kër Mame Limamou ku leen xam ne ñu bëgg ñu mës a fonk askan wi lañ donc bu askan wi fu lu askan wi yëkkati rek ñoom ñu ngi seen ginnaaw donc loolu vraiment satisfaction la pour ñun tey. waaw point de presse bi lii tubaab di wax suite logique des choses la defaguñu suñ plan d'action donc ay loi yiñ fi voté assemblée yooyu yëpp du ñu téye xam nga tubaab nee na mënuñu géej kenn du mënu ko arrêté ak ay loxo ñu ngi fii si booru xabru Seydina Limaamul Almahdiyul Muntasar xam nga fii lañ defee point de presse mooy wane ne lieu symbolique biñ ko defee mooy wane ne lébu gi yëngu na mooy wane ne tànk yëngu na te bu tànk yëngoo Cap-Vert yëngu mooy wane ne aussi lii xew lu ñu war a gaaw a gàttandu la moo tax man wax yi ma wax yëpp booba ba léegi mooy Macky Sall no oo nit ñi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom am na benn information bu ma lay jox nga am scoop yow Ngor Plus aéroport bi tax ñu jóg di xeex le 1er juillet bii la tubaab yi di def rétrocession Sénégal yi yëgaguñ ko sama liggéey moo ma may ma xam loolu rétrocession ETOM le 1er juillet lañ koy def soo demee terme sud dañ lay wan kii bi dëkk bi ni mu jaxasoo ak impunité bi am si dëkk bi soo demee terme sud génne nañ 70 familles foofu ba pare muré diggante Ballon ak terme sud di jekkal rétrocession boobu donc ñi ñu jiite waxuñu ñu dëgg quoi léegi nag tànk taxaw na tànk bu taxawee ku xam cosaan te li ñuy wax ni ñu ngi koy wax lu ëpp fukki at si ginnaaw man waxoon naa ne si dinañ pousser ji les populations à l'autodétermination mooy sama kaddu keroog si point de presse. waaw bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi nuyu d'abord Baye Abdoulaye Thiaw di la xalif général des Layènes di ko ziyaare di ko ñaanal ak wér mu yàgg fi lool di nuyu aussi l'imam ratib bu Yoff di imam Mouhamed Ndoye di nuyu kilifay diine yi kilifay aada yi di nuyu suñu membre collectif yi muy collectif yu Yoff collectif u Ngor collectif u Wakaam donc tey suñu teewaay bi li waral conférence de presse bi wala point de presse donc yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko mooy li fi jaar surtout nervi yi xam ne dañ attaqué suñu membres yi donc ñoom amoon na ñun ciblé bi ñu newee en réunion le même jour suñu siège bi
si laa waroon ànd ak Seydina Issa Laye dem seeti benn kilifa bu mag moom defe naa mu ngi koy souligner léegi bi ñu demee suñu téléphone yi mu ngi sonné nu ngi ko defoon silencieux mu ngi sonné di sonné jëluñu bon dès la sortie ñu xool suñu téléphone yi woo suñu membre collectif bi ñoom ñu yëgal ñu affaire bi ne commencé nañ attaqué ndey ji réew ñu ngi jëm si kër Seydina Issa si lan waa Laayeen d'abord jubal kër yi Mamadou Matar foofu la Seydina Issa waroon dem fa la waroon jëkke bi ñu demee malheureusement waa Laayeen ñi gisoon nañ fa kenn koo xam ne ñu ne mox gars yi ñoo àndoon donc ñun ñooñu ñu ne dañ koy rey parce que ils avaient décidé parce que tamit comme dafa ànd ak ñoom si liñ wax jiital nervi yi ñoom ñu ne dañ koy rey yaakaar naa ne man ma Aziz Diouf buñ fa newul woon yora mort d'homme donc si lañ jàppee su may daal la su may kii yëpp a xoosu vraiment macha allah si la affaire bi amee ñëli tamit def riposte c'est normal ñu commencé xeex y avait des blessés mais blessés yi le lendemain dem nañ seeti leen ñoom ñëpp am na koo xam ne bakkan bi dafa dam seeti nañ ko ku ñuy wax Cheikh am na keneen koo xam ne aussi jébi moo toj ñooñu ñëpp seeti nañ leen dem dugg si dëgg bi seeti les blessés yoo xam ne amoon nañ si Laayeen aussi donc vraiment suñu teewaayu tey bi dañuy continuer di dëggal suñu bopp ne aéroport bi ñun suñuy maam ñoo ko moom. donc déjà li gën a andi wax ji sax dafa am benn vidéo boo xam ne ñu ngi ko jëloon si benn funérailles si monsieur le maire muy wax ne Ngor amul dara si aéroport bi Yoff amul dara si aéroport bi Wakaam amul dara si aéroport bi. loolu dafa def le tour du monde ñëpp ñoo si mer donc waaye Yoff ñëpp vraiment mer nañ si lool Wakaam mer si lool Ngor mer si lool loolu tamit lu leen sonal la parce que boo newul si dëgg parce que dégg naa ko muy wax dëgg mais boo newul si dëgg yaakaar naa ne yàlla du ànd ak yow donc même seen conférence de presse bi seen point de presse bi noonu laa ko mën a tuddee defe naa point de presse la seen point de presse bi aussi mu ngi fay wax ay 1000 parcelles yoo xam ne daga xool pa su ma juumul yoo xam ne ñoom waxtaanoon nan si ba ne dañ koy jël mais loolu yaakaar naa ne ñoom ñooñu xam ne ñoom ñoo newoon si point de presse boobu quelques personnes si ñoom ak ñii newoon en réunion secrète noonu laa ko mën a tuddee yaakaar naa ne ñoom ñoo koy nangu waaye loolu Ngor nangu ko Yoff nangu ko Wakaam nangu ko loolu daal vraiment bëggoon naa ko souligner même si point de presse bi mu ngi wax aussi que ñun li ñuy dox amul sens noonu la ko waxee parce que dañuy dem si autorité bu ñuy génn rek autorité bi woo ko donc cité na le nom de Aly Ngouille Ndiaye ministre Aly Ngouille Ndiaye donc loolu man rafetlu ma ko parce que vraiment nit kilifa aussi bu ñu waxtaanee bu pare waroo toog si penc di tudd turam foofu te demewul noonu parce que ñun man j'étais à côté du ministre donc bi muy wax loolu ñun bi ñu waxtaanee bu pare dina monsieur le maire wax ko ne ñun ñëwoon nañ fi ba pare waxtaan ak moom beneen waxtaan boo xam ne wax na ma ko mais man du ma ko wax ba pare jox ma numéro am jël suma numéro ne ma bu ma ko jotee ba pare dinaa la woo. effectivement 2 jours après bu ma juumul 2 ou 3 jours 2 jours c'est le son collaborateur un certain Mara damay cité turam woo ma téléphone ne ma Aly Ngouille Ndiaye moo ko yónni si man ne ma jot na monsieur le maire wax na ko moom nag mu wax ma leneen loo xam ne man du ma ñëw fii di ko wax donc pour vous faire comprendre que ne moom li mu yaakaar ne loolu la du loolu ñun nëbbuwuñu woon ne sinon Aly Ngouille Ndiaye ministre nëbbuñu woon ne day dem au monsieur le maire pour yëgal ko affaire bi déedéet waxoon nañu ko. defe naa nous étions au nombre de 6 man mi en personne bi ñuy ànd di dox mu di gunge wax na ma ko ne dina ko oo après rappeler ma donc loolu yaakaar naa ne jarul woon aussi muy tudd turam foofu si biir parce que ñoom ñaar ak seex ay ministre lañ. donc man moom personnellement li ma wax Aly Ngouille Ndiaye wala bi ñu ma rappelé son collaborateur wax ma li si am li mu ma wax li mu Aly Ngouille Ndiaye waxtaan ak Diouf Sarr donc man franchement respect du ma ñëw di si moom du ma ñëw fii toog si télé bi di ko wax.